salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi ci gën a fës nag bokk na ci justice populaire bi nga xam ne dañoo daal di gis ne ci diwaanu Sénégal dafay gën di law li ko waral nag mooy ñu ci bari dañuy faral di fajal seen bopp suñu jotee ak nit au lieu que ñu dem kalaame ko ak yoon ndaxte amul benn doomu aadama boo xam ne am na droit di fajal sa bopp ci loo xam ne yoon moo ci war a addu ndaxte loolee des fois dañuy gis muy andi ay jafe-jafe di sax jur ay jéye. danañ wax tamit ci activiste bi di Gabriel Kane moom mi nga xam ne nag daal dina nekk ci au cœur de l'actualité ci ay dossiers yu bari yoo xam ne dafa daal di gàllu ci ndoddam da ngeen dégg leeral yi ci biir journal dinañ wax tamit ci activiste yi nga xam ne Cheikh Oumar Diagne ak Karim Xrum Xax ñoom ñi nga xam ne ñoo daal di jébbal ab plainte kii di artiste bi di Djiba ci gannaaw wayam boobu nga xam ne da ko daal di amal muy la mu saf kaddu yoole nga xam ne nag daal di na ci ko yëkkati ca biir waw moo leen daal di métti bañ daal di ko plainte ndaxte dañoo daal di gis ne loole daal dafay andi ay njeexital ci yaru gune yee. xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyu waat leen beneen yoon xabaar yi nag dañ koy daal di doore ak njiitu réew Macky Sall moom nag ni ki tey jii ci yàlla ba dina daal di tëjee ak représentant bureau Nations Unies Afrique bu l'Ouest Sahel directrice programme bu fondation Susan Thompson Buffet président Macky Sall nag recevoir directeur général Global Centre fole ca palais bu ñu sukkandikoo ci RTS rencontre bi nag dana tax tamit ñu daal di waajal beneen sommet boo xam ne ñu ngi ko daal di jàpp ci juróomi fan ci weeru septembre 2022 fole ca Rotterdam fole ca Pays-Bas fole nag ca Sinthiang Manga ñoom nag dañoo daal di xëyee ci tiis ak aw naqar village bu nekk ci commune bu Thiéty département bu Kolda dafa am ay berger yoo xam ne dañ leen daal di gis ca àll ba ñu gis benn doomu aadama boo xam ne dafa daal di ñàkk bakkanam koole nga xam ne nag ñàkk na bakkanam dafa daal dañoo gis ne néew ba dafa dem ba doon sax di waaj yàqu ba nga xamante ni kenn sax mënu ko daal di jël loole nag ñu daal di mu nekk loo xam ne dafa daal di nekk njàqare ci askan bu Kolda loole tax sax ñu daal di ci ubbi ay information ngir xool daal mbir mi naka la daal di demee. ci sunu société nag dañoo daal di seetlu ne ñu ci bari nag bu ñu am lante ak yoon di bëgg di fajal seen bopp te loole nag mën na indi ay jafe-jafe léeg-léeg sax loole leen koy faral di gisam ñoo xam ne ñu am lante ak nit dañuy fajal seen bopp ñu ci bari doxee nañ ci ba daal di ñu gaañ leen am na sax ñoo xam ne dañ cee sax jaaree ñàkk seen bakkan te loole nag yoon da koy tere bu nit am lante ak nit li yoon mooy nga daal di ko kalaame ak yoon loole nag mooy yoon loole nag mu nekk ab jafe-jafe ci diwaanu Sénégal ñu daal di déglu reportage bi nga xamante ni Pende Gueye defal nañu ko Matar Diarra. seetlu nañu ni fan yi sàcc yu bari ñu ngi dee ci loxo doomu aadama yi ndax askan wi ñooy fajal seen bopp ci loolu kii di Jaraaf Ngom moo ngi ci wax xalaatam di wax sénégalais yi waruñu fajal seen bopp dañoo war a bàyyi yoon def liggéeyam. man moom loolu wax dëgg fa yàlla pour man sénégalais moom justice police moo ko moom mais tamit dafa métti quoi nit ki yor alalam liggéey ba am ko nga ñëw sàcc ko xam nga moo tax gars yi di réagir noonu mais pour man liggéey police moo war a def liggéeyam parce que ñoom loolu moo tax ñu teg leen fi mais xëy na gars yi bëgg seen ñuy réagir noonu seen xol moo jeex wala xëy na dafa métti nit ki liggéey alalam nga ñëw jël ko yóbbu. ca beneen côté ba nekk na lu sensible ci kàddu Alsansi mu dolli ci ni dañoo war a xam lu waral sàcc gi. waa côté boobu moom dafa xaw a sensible xam nga sàcc yi fu mu toll nii bëri nañ ci dëkk bi mais amaana aussi li nga wax tamit am na ci solo balaa ngaa dóor war nga xam lan la cause bi lan la et puis aussi ñuy fexe ba justice buñ ko jàppalee sàcc jox ko muy def liggéeyam te ñuy di leen di gaaw a bàyyi wala bu ñu leen yóbbee ci commissariat bi lendemain nga gisaat leen ci terrain loolu moom war nañ ci gën a góorgóorlu daal. Moustapha moom tamit moo ngi wax ni dañoo war a bàyyi yoon def liggéeyam mooy li gën. sàcc moom jàpp naa ne bis bu ñu ko jàppee dañoo war a woo yoon justice ñu def seen liggéey ndax yaakaar naa ni yoon ba mu amee ba léegi maanaam kenn waru mën a fajal sa bopp daal boo jàppee sàcc ak lu mu la mën a jëlal nga woo yoon ñu ñëw def seen liggéey lu si war ñu def ko
mën nga jàpp sàcc dóor ko gaañ ko wala ay dogal fekk la si waaw moo tax daal loolu laay sant ñu bëri bu ñu jàppee sàcc ñu woote yoon def seen liggéey. sàcc yi bari na loolu cause yi bari nañu ndax ñenn ñi amuñu liggéey ña ca des dañoo tayal ci loolu sénégalais yi ñoo ngi ñaan état bi ñu créer ay emploi ngir assister xale yi ngir wàññi taux de chômage bi le ñu daal di wax ci loo xam ne dafa daal di doy waar a xewee foole ca Kédougou ci ab soxna soo xam ne dafa ñàkk bakkanam di woo ci turu Mami Doura Diallo moom nag ak bébéem moom mi ci gannaaw boo xam ne daf doon am doom ci ay situation yu doy waar moom mi nag lu ci tollook ñetti waxtu ngir mu daal di wasin rek dafa nekkoon loo xam ne dafa jafe loolu ci moom nag gannaaw bu loolee tëyee nag ñu daan xëcc ki nga xam ne nag mooy bébé ba bopp daal di fukk loole nag moo ko jural moom ak bébéem mu daal di ñàkk bakkanam ki nga xam ne nag mooy Gabriel Kane nekk ab activiste boo xam ne fës na lool ci réseaux sociaux yi moom mile nag mu daal di suwaat ci beneen mbir coow daal di ko dara gannaaw boo xam ne moom nag amal na ab plainte ci société bi de Afrique Capital li ko waral nag moom dafa daal di jàpp ne dañoo daal di téye salaire am te loola mi ngi xew ci weeru octobre ba léegi loola nag moom mu jàpp ne dafa nekk loo xam ne dëppoowul ak yoon li ci daal di tukkee ñu daal di diklu leeral yi ak Oumou Kalsoum Diallo. Gabriel Kane nekk na xëy na ci yoonu nekkaat encore une fois ci centre actualité gannaaw polémique am bi mu amoon ak ministre bi ñu dénk wàllum jigéen ci sujet prise en charge yu Adji Sarr activiste bi mu ngi signalé wu ci beneen terrain daa nekk ci jafe-jafe wala ab jote ak employeur am ca société Afrique Capital Sarl bu muy wax ni moo fa nekkoon directrice communication ak marketing. Gabriel Kane engagé na ñaari procédure benn ca kanamu tribunal des référés ngir juróom benn weeru salaire bu ko employeur am yoreel beneen ba ca des ca kanamu tribunal de travail ngir licenciement abusif bu ñu sukkandikoo ci observateur bi joxe information ci édition alxamis bi ñu weesu contentieux bi njëkk na dina leen jugé juróom benn fan ci weeru septembre ba ca tegu ñaari fan yi ci topp ci rëkkitam Gabriel Kane mu ngi déclaré que ni liggéeykat la woon ci Africa Charles depuis atum 2020 teg si fayuñu ko salaire am octobre 2021 21 avril bi passé kii di plaignante bi di poursuivre directeur général d'Afrique Capital Charles di wuyoo ci turu Marc Aldorozo moo ko convoqué woon ba pare informé ko ci seen jeexintal collaboration gannaaw ba mu ko reproché rôle activiste am avant mu koy proposer benn rupture à l'amiable Gabriel Kane di wax ni Marc Aldorozo respecté wul engagement wam moom mi lay jàpp ne licenciement wam bi c'est abusif maanaam du yoon ba ci accès ci entreprise bi di Africa Capital Charles dañu ko fa tere teg si jumtukaay yi ñu liggéeyal ñu nangu ko ci moom dolli ci indi beneen directeur de la communication ak marketing bu bees mu dolli yi la jëf ab huissier moo ko constaté ñaar fukki fan ak juróom benn ci weerum juin bi jàll. L'observateur di rapporter que Gabriel Kane dolli na tamit ab courrier ca institution de prévoyance retraite du Sénégal di IPRES ngir dëggal ni Africa Capital Charles de délivrer ay faux bulletins de salaire. fukki weer ak juróom ñett rek moo des ngir ñu daal di amal élection présidentielle 2024 ci diwaanu Sénégal. classe politique bi nag ñu ci bari ñi ngi daal di xaar ngir ñu indi ay leeral jëm ci candidature bu président Macky Sall ndax moom day porter candidature am wala déet loole nag mu nekk ab laaj bu samp boo xam ne kumpa la ci ñu bari loole nag ndax dana am wala du am ñu daal di déglu leeral yi nga xamante ni Leena Mbaye def na ko. fukki fan ak juróom-ñetti weer moo des ci jongante présidentielle 2024 yi candidat yépp ñoo ngi samp seeni ndënd ci jongante présidentielle boobu yenn ci ay politiciens dëggal nañu seen bopp waaye ña ca des ngir ñu mën a tànn kii war a wutu Macky Sall ca boppu réew ma Time for Africa dem na laaj xalaatu askan wi ci wàllu jongante présidentielle yooyu ak ki ñu tànn comme candidat
analyste politique boobu di Mamadou Sy Albert moo ngi naan gisaguñu candidat bu am jikkooy ak sérieux ci jongante boobee. kii di leaderu parti réew mi mën na topp ci ginnaaw Macky Sall ci jongante boobu. ci xalaatu Mamadou Sy Albert kii di Ousmane Sonko wane na boppam ci jongante présidentielle yu 2019 yi ci local yi ak ci jongante législative yi ñu génn. analyste politique boobu nee na Karim Wade ak Khalifa Sall pare nañu pour nekk candidat même bu fekkee ni seeni dossier moo ngi ci kanamu justice. li nga xam ne nag moom lañ fi doon wax muy carte nationale du presse ñu jàppoon ko ci première benn fan ci weeru septembre ngir ku amul carte de presse nga daal di koy wuti dat boole nag daal di nañ ko pousse ba 1er décembre 2022 ngir daal di may ñi nga xam ne amaguñu carte ngir ñu daal di dem ut seen carte bu presse. commission bi nag daal di fixé boole date ngir daal ñëpp ñoo xam ne daal bëgg nañ légal ngir am carte de presse ngir ñu mën leen reconnaître balaa date bi daal di jeex muy benn fan ci weeru décembre 2022 ngir ñu mën a am ñoom seen carte de presse. ni ki tey nag fanweeri fan ak benn ci weeru août ci lu ko maire notre Diomaye Seck dañ fa daal di amal ab cérémonie boo xam ne lan fa doon jëmmal mooy subvention boo xam ne dañ koy daal di amal daanaka at bu daal di jot ki ko daal di amal nag mooy premier magistrat bu étudiant wu commune boole bu Notto Diomaye maire bi nag nga xam ne mi ngi wuyoo ci turu Alioune Sarr moom nag daal dina jox étudiant yu goxam boole lu ci tolloog 3 millions ci suñu koppar ñu daal di teglu porte parole étudiant yi di ko rafetlu. woon fii tey pour ñu jot suñu subvention yi muy app bi nga xam te ni maire dañ koy jox chaque année te ñu woo ñu pour ñu ñëw di ko jël si. dañuy wax ministre mu gën a yokk loxoom gën a dooleel étudiant Diobass yi pour conditions yi ñu nekk ci université mu gën a améliorer et somme yi ñuy jox mën na jënd faj benn ordonnance mën na ko jënd mais mënul faj maladie étudiant Diobass yëpp dina am lu mu mën a faj mais du lépp lay faj ñu ngi koy taalal loxo di ko ñaan comme c'est pas forcé mu gën a jàppale étudiant Diobass yi et mu gën leen a gëstu ci ay politique am mu boole ci étudiant Diobass yi mu gën a am ak ñoom link parce que soo demee ci universités yi respectives yi codification yi bi ñu koy def bon souvent dañuy wax c'est par mérite mais souvent dina am ay maguy bala ngay jot sa bourse ak sa rappel souvent day am retard bu xaw a yàgg parce que mën nga ubbi dem deuxième année jàng 4 à 5 mois sa rappel doo ko jot wala sa bourse mu ñëw donc souvent conditions yooyu yaa ngi deuxième année mais début bi day mel ni ku nekkaat première année parce que li nga bëgg a jot yëpp mënoo koo jot tamit souvent day xaw a métti si yow pour yenn besoins yi nga bëgg ko faj fay logement xam nga dagg ticket ak yenn activités yi ngay am connexion imprimante yëpp day métti pour étudiant bi jot si. moo tax kon day soxla appui financier boo xamante ni soo ko amee le minimum lu mu tuut rek même bu fekkoon dafa am ko la may 1000 francs sax en tant que étudiant di nga xam ni 1000 francs yi am na fu mu la jar. ku ne xam na ni ay étudiant mën nañ dox lu mais yombu ñoo nax parce que lu bari dañ koy xam ci administration ni muy doxee dinañ ko xam dinañ xam ni lii compétence transférée la wala nekk ko boo leen mayee dimbal tamit dinañ xam ni kii daf leen a jàppale wala kii tamit daf leen a jox lu ñu moom. artiste bi nga xam ne nag mooy Djiba wayam boole nag nga xam ne da ko daal di duppe la mu saf am na ñoo xam ne daf leen daal di nakari ku ci demee ni activiste bi di Cheikh Oumar Diagne Adama Mboup ak Abdou Karim Xurum Xaq moo tax nag ñu daal di ko jébbal ab plainte ci procureur ngir daal way bi ñu daal ko retiré ca nam gën a gaawee ndaxte ñoom dañoo daal di gis ne bile way daal dafay indi ay njeexital ci yaru gune yi ndaxte daal gune daal lu mu daal di dégg loolu da koy jàpputal lañ way woo lañ ca daal di way nekkut dara loo xam ne dafa daal di tegg nañu daal di déglu ki nga xamante ni mooy activiste yi. juste rek pour wax lan ma waraloon tey suñu jóg ñun nga xam ni Cheikh Oumar Diagne moom moo fi teewal rassemblement pour la vérité Adama Mboup moo fi teewal comité de défense des valeurs morales Abdou Karim Gueye man maa fi teewal ñu tuddee ko valeur alors tey dañu ñëw dugal plainte dañu dugal ay plainte bon man plainte bi nga xam ne indi naa bi ma yor nii bi ci des Cheikh Oumar Diagne moo ci développé mooy bi nga xam ne dugal nañ ko ci jëbal ko tey procureur ndax boo seetee man ñaari weer defoon naa benn vidéo bi mate ñaari weer di wax ci xale bii di way ñu tuddee ko Djiba clip baa ngi tudd la mu saf waaw vraiment boo xoolee image yi nga xam ne lii vraiment pornographie la non seulement texte yi sax pornographie la ay baat la yoo xamante ni sa doom da lay laaj sa doo xam man jeune ami dafa ne ma sama doom dafa ma laaj ay yow laay reere mooy lan xaw ma lan laa koy wax alors Sénégal nag man je pense que ñun suñu wareef en tant que ay nit yoo xam dañuy xeex pour défendre tout ce qui est valeur
suñu devoir la ñun bu ñu gisee yu mel ni ñu def suñu wareef li ñu njëkk a def mooy d'abord def vidéo ne ko mu retirer vidéo bi léegi nag vidéo bi plainte bi dugal nañ ko au niveau dañ ko yóbbu au niveau de la CNRA yóbbu nañ ko ci procureur tey donc xam nañ ni plainte bi dafa am atteinte aux bonnes mœurs attentat à la pudeur yooyu yëpp mi ngi ci quoi. xabaar yi bitim dañ koy daal di doxee ak escalade bi nga xam ne ko daal di nemmeeku ne moo daal di am ci wàllum diplomatie diggante Tunisie ak Maroc gannaaw boo xam ne dañoo daal di retiré ambassadeur am foole ca Tunis loolee nag mu nekk loo xam ne dafa daal di nakari waa Maroc ba tax na ñoom nag lii ñu ngi koy daal di ñaawlu ba fa ñaawlu yem ci forum économique Japon Afrique bi nga xam ne dafa daal di déroulé foole ca Rabat nag mi ngi daal di continuer di daal di ñaawlu li nga xam ne nag mooy boole par geste ñu daal di gis ne loolee daal ñaaw na lool ci diggante ñaari réew yi ndaxte dafa nekk loo xam ne du rataxal seen ay diplomatie. France nag ñu daal di gis ne nag ubbiteeg école 2022 dafay daal di am ak ay jafe-jafe di ko waral nag dañoo daal di seet na dafa am crise jëm ci recrutement enseignant maanaam enseignant yi nga xam ne dañ fa war a daal di jàngale loolee dafa manqué ba fa manqué daal di yem mu nekk ab phénomène boo xam ne dañoo jàpp ne guléet foole ca France moo tax nag at mi ñu daal di xayma ne lu ci tolloog 4000 postes ñoo xam ne daal ci ay jàngalekat dafa daal di manqué ci 27300 ci ay postes ci ñi nga xam ne nag ñooy jàngale yëpp bu ñu ko daal di totalé mi ngi toll ci 850000 enseignants. ñu daal di wutali Irak lu ci toll nag ñetti militants ci ñaari faction yu wute chiite ñoom nag ay rival lañ leen daal di jàppee ñoo ñàkk seen bakkan ci ay jàmmarlo yoo xam ne mi ngi daal di amoon ci àllarba jàpp alxames ci ville Irak bi di Basora gannaaw boo xamante ni combat bi nag dafa nekkoon lu metti woon foole ca Bagdad information yi nag ci ay source yu source sécurité suñu sukkandikoo ci RFI ñaari membre yu brigade bu paix bu faction armée jëm ci ordre clair site Maktaba Sadra ñoom ñi leen nag dañoo daal di ñàkk seen bakkan gannaaw boo xam ne lii nag nga xam ne mooy ay jàmmarloo daal dina fa am kon koole sa koo xam ne ñàkk na fa tamit bakkanam ci ranwu Asayib. ci Pakistan nag lu ci tolloog fanweer ak ñetti million ci ay doomu aadama ñoom nag ñoo affecté wu jëm ci wàllum mënd loolee nag mu nekk loo xam ne ay jafe-jafe la ci histoire boo xam ne li ko daal di indi mooy ab mousson cataclysmique bu ñu sukkandikoo ci premier ministre bi di Shehbaz Sharif def nañ sax ay opération de sauvetage maanaam wàllu ñi nga xamante ni daal ñoo am ay jafe-jafe jëm ci wàllum mënd loolee tax sax ñoom ñu daal di organiser xool nees la ñuy def ngir mën a daal génnee ndox moole nga xam ne daf sonal na wittu ñoole nga xam ne ndox mi da leen daal di ak ci ab urgence boo xam ne dana daal di tax ngir ñu mën a génn ci moole mënd. xabaar yi tàggay nañ koy daal di doxee ak confédération africaine bu football ñoom nag dañoo daal di amal ab ndaje ci talaata ji ju génn foole ca Conakry ñoom nag ci lañ daal di génne xamle ne li nga xam ne nag mooy Coupe d'Afrique des Nations bu 2025 danañ ko daal di amal foole ca Guinée bu ñu sukkandikoo ci Afrique Foot bu ñu xamal loole délégation bi nga xam ne nag moom la confédération africaine bu football daal di yebaloon foole ca instance bu panafricaine daal di rencontré maanaam dajal ki nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu ndaw ak sport ca diwaanu Guinée Lansana Biya Diallo ak chef état colonel bi di Mamadi Doumbouya. ñu daal di wax ci mercato bi nga xam ne ni ki tey la war a jeex international sénégalais bi di Bamba Dieng moom nag war a jóge foole ci Marseille moom nag ñu ngi ko doon annoncé foole ci Lorient champion d'Afrique bi nag kon war a wutali Ligue Club Lens Lorient moom nag ñu daal di gis ne dafa nekk ab offre bu am solo ci moom Let ngeen jéggal ma United kon daal moom moo war a jël attaquant sénégalais bi di Bamba Dieng. ci beneen international sénégalais di Papis Demba Cissé moom nag dafa daal di engagé wu foole ci Amiens nekk Ligue 2 française ci ab saison joueur bi nga xam ne nag mi ngi toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar kon daal dana war a daal di
di dem ci Hexagone boole moom nag ñu daal di gis na kon daal libre na ci contrat am sénégalais bi nag kon dana daal di engagé wu ci championnat boole boo xam ne dañoo jàpp ne da ko daal di xam lool miin ko lool brillé woon sax ci Ligue 2 bu FC Metz moom nag jot na fa sax marqué woon lu ci tollook fanweeri but ak juróom-ñeent moom def fa sax lu ci tollook juróomi passe décisive ci ay match yoo xam ne def na ko toll na ci téeméeri match. ñu daal di wax ci Erling Haaland moom nag nekk attaquant norvégien moom nag tàmm nañ di ko gis muy amal ay record yu am solo moom nag ñu daal di gis ne ci àllarba yi ñu génn dafa daal di am ab triplé ci victoire équipe bi nga xam ne moo daal di gagné lu ci toll ak juróom-benn bal ci dara ci digganteem ak Nottingham Forest nga xam ne nag mooy nouveau buteur bu Manchester City moom mile nag ñu daal di gis ne statistiques yi li mu ko daal di jox mooy dugal na lu ci tollook juróom-ñeenti but ci juróomi match kon daal moom ci jamono ji ñu daal di gis ne mooy mi ngi amal daal ay njeexital maanaam mi ngi amal ngeen jéggal ma ay début yu am solo ci match yi nga xam ne tàmbali na ko ci clubam. xabaar yi tàggat yaram yi sax moo yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.